xam nga gént dafa am noo koy interpréter. damay dox ci benn mbedd nii ba seen benn kër bu nga xam ni dafa xaw niroog kër yooyu nekk Gorée nga xam ni mur yi dafay gudd yépp a ngi weextal. bi ma ñëwee ba ci bunt bi mu mel ni sama yaram dafa am lu mu yëg ma ni gardien bi kër gi këru kan la mu ni ma këru Sëriñ Babacar la. ma ne ko ndax mën naa ko nuyu mu ni ma duggal. ma dugg si mais bi ma dugg si maa ngi fekk salle bu mag ñu ngi ko lal ay genre tapis yu mel nii ak benn divan rek mu nekk ca fond ba mais kenn deewul ci salle bi. ah ma ne xëy na Sëriñ Babacar dafa génnagul kon naa toog fii ma xaar mu génn. bi ma toogee tuuti Sëriñ Cheikh moo génn si mu ngi sol benn mbubbu basin bu ñu gome maa ngi dégg ni mbubb mi dafay xatar ba noppi sol benn bonnet bu mel nii bu rouge de sang mais mu ñëw rekk toog ci kaw divan bi ba noppi ni pat waxul. ma jàpp ni kon yëngu bi basin bi doon yëngu ndax gom gi événement la. mbaxane bi mu sol sang la. ma yëg ni yëngu-yëngu dina am deret dina tuuru mais moom mu ngi toog ni patt rek di ma xool ma it ma di ko xool noonu tuuti fi mu génne woon corni gentil génne ci buntu bi mu ngi sol benn ensemble bleu pétrole sans cravate génn mu ngi ànd ak Déthié Ndiaye Dieng ñu génne ci buntu bi góor gi génne woon ñu ngi may romb nii nag maa ngi toog ci tapis bi man rekk ñu di ma romb ba génn ci buntu bi mais ma gis ñu dellu si waat bi ñu dellu si waatee ma dégg Déthié Ndiaye Dieng muy wax corni gentil kii la li mu wax ak moom nag ba tax mu ni ko kii la xaw ma waaye gis naa rek mu ni ko kii la ma gis corni gentil xool ma benn xool daa di ree après mu génn dem ma toog Serigne Cheikh waxul dara mu ñëw fekk ko fi mu toog tàllal sama loxo ni ko kon nag ñaanal ma dem mu ñaanal ma génn naka laa génn doxaat tuuti ci mbedd bu sew boobu fekkaat beneen kër mais gardien nekku fa ma ne naa dugg fii ba xam bi ma duggee ma fekk sama maam El Hadj Abdou mu ngi toog ci benn fauteuil Serigne Mansour mu ngi toog ci beneen fauteuil bi Serigne Mbaye Sy Mansour bii ak Mam Maodo Sy bii ñu ngi toog ci suuf ak yeneeni nit su maam Abdou ngi jox ay directive di joxe ay directive bi mu joxe directive yi nag bay pare ma gis Mam Maodo bii Serigne Maodo Sy mu ñu ñokket fekk ma fi ma taxaw ci bunt bi ndax booba salle bi dafa fees mënuma dugg ci biir mu ñëw di ma seedeel cofeelam ni ma nga seede tey ni ku la sopp la Mam Maodo Sy di ma ko wax ma ne ko xam naa ko di
noonu ma daal di nuyoonteeg moom tàggoog moom génn continué waat mbedd bi ma doon jaar ma seen Serigne Abdou Aziz Junior xëy na léegi Al Amin la ñuy wax waaye booba ñu ngay wax Junior ma seen ko mu ngi sol benn bolok bu weex ak benn koppati ci distance bi nii mu ne ma kii du Moustapha ma ne ko ah kay mu ne ma yow lay seet ma ne ko lan la woon góor gi mu ni jëfet sama loxo kañu dem ma ne ko waaw lan la mu ne ma kañu dem rek ma topp ci gannaaw nag koti yoli bu mu ñëw ci bayaalu jumaa ji fa la ñu fell si maa ngi fekkee ay mag ñu bari ñu ngi tëdd ci bayaalu jumaa ji ñee ngi tegale seeni tànk ñee ngi xaqataay ñee ngi attaaya moom Sëriñ Abdou mu ne ma wax dama lay laaj Moustapha ndax ñii mën naa ànd ak ñoom liggéey ma ni ko mënuma ko àtte nag mais wax ma loo bëgg mu ne ma kaa ñu dem te sama loxo noonu moom Sëriñ Abdou ñu dem au lieu ñu yéeg jëm ci këram ci kaw mu dévier jëm kër soxna mu xayri ñu ngi romb soxna mu xayri ci buntu waañ wi mu ngi toog soxna yu jigéen yaa ngi xolli légumes yeeg yii di bees ceeb yi mu jubali biir kër soxna mu xayri moom Sëriñ Abdou mais li ma jaaxal mooy bi muy ñëw bay laal loke buntu kër soxna mu xayri rek fi mu ko laale la yeewu jotuñu dugg ba léegi moo tax j'ai compris waaw lii ci des yëpp jarul def taaliq donc démarche bi yëpp mag ñi jox nañ ma ko foofu ma jóge New York ñëw ci góor gi ñu ko dégg naa ni def nga mouvement de soutien bi mu jox ma raison yi tax ma it ma nettali ko sama gént mu ne ma kon foog ñu ànd gérer ko waaye mu wax ma benn baat wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay 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 ndeysaan wallaay wallaay ca ensemble instrumental ja waaw kay voilà dafa mel ni sa ñaan nag am na lu gën gaaw mooy ma jox la enveloppe bu weex bi fii rek waaw ok Cheikh am ñu fexeel mu jot ko rek day di sax ok kóllëre dafa am solo am incha allah wallaay wallaay nuyul ma waa ngénte la isaan xam nga ñun jaarale nañ ñu ci lu nekk dafa am responsabilité yoo xam ne boo ko yoree lépp war nga xam lan la waaw
laata mustarchidin wal mustarchidaat di am dañu yoroon association bu tudd mouvement des jeunes de l'association éducative islamique man mii ma nekkoon président bi Cheikh bu Serigne Mansour nekk vice président bi ñu jël Serigne Mansour bu Serigne Cheikh mu nekk suñu conseiller ñi des ñëpp Pape Khalifa bu Serigne Abdou Junior waaw Pape Khalifa bu soxna Umul Xeyr ak Pape Khalifa bu soxna Aminte ak Serigne Habib ñii ñëpp ñu jël kenn ku ne ñu jël commission jox la waaw wa tabarakallahu ñu boole ci nag gannaaw xam-xam yeeg yëpp ñu boole ci di def théâtre ñu créé li ñoo tuddee festival national du théâtre populaire nga xam ne dafay am éliminatoire sur le plan départemental bu ñu paree nga dem sur le plan régional bu ñu paree nga soog a dem sur le plan national ñun sur le plan départemental ñu gagné ko dem régional gagné ko soog a dem national waaw ba ñu demee national nag ñoom soxna yi ñoom hors concours la ñu woon te mooy ensemble instrumental bu Thiès ak cercle de la jeunesse bu Louga ak Bamba Mousxam waaw sama mbokku murid yëpp sama dugganteeg moom ñoom foofa la commencé waaw rawatina fi ñuy wane Serigne Touba dayeem ak Cheikh El Hadj Omar El Fouti ci seen teen ba ak la ñu waxante ak dénkaane ga ñu dénkaane Mam Jaara pour wax leen ni am na loo xam ni fa mu nekk sama cër du tey waaw waaw ba tax na kon moom mii ca ensemble ba la bokkoon ndeysaan te fu ma fekk nag ci waxtaan dina yëngal waaw bu ko defee mayit rek ma xam ñaan gi waaw waaw la ma sama baay ba daan wax Saliou Mbaye waaw dafa naa sa doom ji ma ne ko mu ne ma defalal sa baay fii Fatiha ak faa yóbbu waaw Sam da nga daan réew ba bëgg a dee pour wax la am na yoo xam ne neex na daara moo neexee noonu fa tabarakallah waaye góor gi wax ma benn baat da gis nga am na loo xam ne xam ko farata la mu ne ma Moustapha ma ne ko labbayka mu ne ma Moustapha ma ne ko labbayka mu ne ma Moustapha ma ne ko labbayka mu ne ma gis nga sénégalais gii ma ne ko mu ne ma am na ñoo xam ne du ñu tëdd nelaw mukk ma ne ko lu tax mu ne ma benn couple moo leen teree nelaw ma ne ko couple xaw ma li mu bëgg a wax ban couple mu ne ma mën ak yow waaw waaw mu ne ma nag am nañu fas yéenewul nelaw ndax couple bi ma ne ko buñ ci bàyyee xel rek moo am solo waaw wax na la ko waaw mu la ko wax na ko Moussa Gueye mi it waaw waaw yéen ñii kenn ku ci ne ak la mu la dénk dafa tolloog c'est un grand stratège ñu bari ci mujj dund góor gi ñu ngi jax yéen xam ngeen ni tàgge naa leen góor gi te booba demagul ñu daje mag yéen ca institut ba keroog gis ngeen sama rongoñ wadd li tax ma wax leen ko moo di satellite bi ci sama gannaaw te moo nekkoon ci yonent bi ku ñu branché ci affaire bi rek satellite baa ngi ci sa gannaaw mu ngi nii waxin la waaw waxin la xam nga li yéeme li tax ma xam ni góor gi day dem
dama gis satellite bi di jooy rek di génne rangooñ Cheikh mii sama seede la di génne rangooñ di génne deret ñetti fan ñetteelu fan ba góor gi dem Cheikh a ngi nii pyjama bi ma daan sol sax tache sang ba ak tache rangoñ yam ma nga ca woon moom laa ko jox ni ko bu ko kenn gis waaw ba tax na kon doxalin bi mu doon doxale xam nga Omar Samb dafa ñëw ci góor gi ni ko dama bëgg nga ñaanal Moustapha ndax daal yi doy waar ci jamono dafa bare bi mu ko waxee góor gi rekk góor gi daal di reeyam yu ndaw yooyu ni ko ndax dama gis ñi ko waroon a jege jàppale ko yépp mel ni dañ koy xaw a isolé góor gi ree ni ko Omar mu ni ko waaw mu ni ko gis nga yàlla bu bëggee jàppale nitam ñiy déranger ñëpp daf leen di écarter waaw ñiy déranger ñëpp daf leen di écarter ba mu des borom pas-pas yi mu soog a ñëw boole ko ak borom pas-pas ya rek gunge leen loolu la nit ñi déggul bu ngeen gisi mu jékki-jékki rek ñëwatul course bi ba noppi bloqué ku ne mu wut fu mu la yabal c'était pour me mettre à l'aise looloo tax mu tërale noonu waaye ñu xam li ñu xam rek ni pat waaw Sëriñ Abdou waxtaan nañ ci maag moom te nangu na ko te gëm na ko ndax ñaareelu fanu dëju Sëriñ Cheikh lu ñu waxul maag moom amul dugg nañ ci détail yu gën a doy waar ci àdduna ba li mu bëggoon a xam ci mujj dundu góor gi sax ci man la ko jële fekk muy jaaxle rekk góor géeg coono yi mu mujj am ak yaramam ma ne ko dara yóbbewu ko lu dul jataayu kurus kurus ba mu ko daan defee mu ngi nii ak man mu ngi nii moom laa doon ñaane laa ñoom laa ji njaase léegi waaw man ko parce que boobu yëg na ni day dem donte warul woon dem boobu waxtu wax naa leen ko ci gàmmu gi 99 ans la ko turandoom waxoon muy Acha Mahmoudan ji waaye imprévu de dernière minute parce que boobu am na loo xam ni xajatul ci kaw suuf ci man ak moom looloo tax mooy li Seydil Hadji Malick defoon bi mu yëgee ni Seydi Ahmed mook Sëriñ Babacar xajatuñu ci benn jaww mu yebal Seydi Ahmed ca guerre ba ca Salonique xamoon na ni daf fay des loolu moo tax waaw ba tax na kon ñu bàyyi noonu Ahmed Khalifa mooma ñaan ñu bàyyi noonu waaw ba tax na kon nag ngeen gisee may wax loolu mooy rekk moom Macky Sall ci boppam rek lay jox conseil xëy na ñu bari sax li ñuy mere mooy waaw ci élection yi bi ñu lay fal
ñëpp woteel nañ la ba mu des moom xam nga am nañu ko koy wax xam nga man je suis constant je ne suis pas variable man lu ma nekk rek laa nekk waaw bi élection yii ñëw dama dem togg ak góor gi ni ko waa élection yii di ñëw 2012 lu ñu war a def mu ni ma mu sëf mu ni ma ku mu mën a doon ci candidat yi ku mu mën a doon ci candidat yi ma ne ko mu ni ma ñoo ko ëpp responsabilité ñoo ko ëpp charge ñoo ko ëpp mbooloo kon nag bu ñuy jël sunu bopp di ko joxe dañ koy joxe ci ay conditions yu wóor waaye duñu xëy rek noonu bazarde sunuy mbir ci kese kese waaw loolu la ma wax mais comme boobu Macky Sall seeti na ñi mu bëgg a seeti yépp sauf man ma dem ci góor gi rendre ko compte mu wax ma lam ma wax ni ma Ablaye sax day dem Ablaye sax day dem mais na nga ko gunge ndax may Abdou Diouf bi mu waree dem dama ko gunge ah ma ne xam nga man la joxoon porte parole ca conférence ba wallaay wax na dëgg ma ngoog bi tax na kon dafa am lu nga xam ni ba lañ koy interpréter dañuy xam source bi lan la defit ay analyse teg ko ci ay raison tey jël recul tuuti waaw looloo tax sax Mahmoud Saleh bi nga tudd léegi wax na ma ko fan yi passé ni ma Macky dem na ba léegi presque di toggati ak entourage sax léegi daf ko bàyyi ndax lu mu wax ñu génn interpréteel ko walla ñu génneel ko lu ñu warul génne waaw mu mel ni loolu nag kilifa yépp ñoo am boobu problème waaw waaye kenn ku nekk nag dafay am fooy toll yaay nangu sa bopp yaay nangu sa bopp ndax benn ministre ancien ministre des finances def ma masa seet si ni ma Sëriñ Moustapha mu ne ko waaw mu ne ma ñëpp xam nañ ni défendre nga Serigne Cheikh contre vents et marées li nga xam ak li nga mën yëpp def nga ko pour défendre ko képp ku jëm si ci kawam defante nga ak moom ba tey ñëpp respecté nañu Serigne Cheikh bu kenn jëmatul ci kawam rek yow la ñu ragal mu ne ma kon wàcc nga mu ne ma xam nga nag ban moo ci des ma ne ko waaw mu ne ma il faut le défendre contre lui-même gis nga kilifa dafa am fu muy toll il faut le défendre contre lui-même moo tax yéen ñi nekk ay ministre boobu mooy seen responsabilité te mooy défendre Macky contre lui-même d'accord Abdou Diouf a ngi wër sax di joxe ay recommandation mais bu doon recommandation mooy téye kenn kon moom mu toog fii waaw waaw ba tax na kon nag 2019 soreetul te wolof nee na bala nga ni naam ne fa kon deuxième mandat yi yëpp dafa am lu ko gën di farata mooy ñaan dund ñaan fekke ndax ku dundul fekke woo dootal deuxième mandat waaw wallaahi ba tax na kon nag ñun amuñu dara lu ñuy yéene parce que lu ñu gêné moo fi nekkul
moom xam na ko et pourtant Serigne Abdou daf ma tawat bu ma ko bëggoon gêner moom Macky Sall kon ci gàmmu gi li ma Serigne Abdou tawat laay wax ni ma dafa tolloog Moustapha nit buñ la féetalee ak moom foog nga sagal te sa bopp soog maa wax nag yi ko metti yëpp waaw nga tax na kon c'est tellement simple bu jëkk bi mooy na génne Khalifa Sall parce que bu ko génnewul may nekk candidat ah waaw wallaay wallaay dëgg la waxin la waaw insha allahu góor gee ko waxoon waxin la nag waxin la mooy seet ban moo ci gën sedd du fii rek laa ko waxee ñi ñu fi yabal yépp ku ne wax naa la ko ba ci Ali Sow bi mujj ñëw nii te nekkoon ak Serigne Cheikh Tidiane yi yoral ko affaire Sococim ñu ngi ciy waxtaan bërki démb bu ko defee kon nag man je pense bien que wax naa ko Mahmoud Saleh dañu mës a toog maag Abdou Diouf boobu coow li bare na ma ne ko président mu ne ah ma ne ko man je suis un ami ou bien ennemi mu xàqataay moom Abdou Diouf ni ma la yow sa papa mooy sama xarit yow yaay sama ma ne ko waxuma fi ay waxi sentiment de responsabilité ci lay wax est-ce que man xarit laa pour yéen walla adversaire laa ndax bu ngeen ci d'accord rek mën naa ko jouer pleinement mu ne ma mooy lu tax nga poser ma question bi ma soog a génne jukki kayit yi ma yoroon yépp ñu bind ko ci man bind ko ci daayira bi teg ko ci kaw table bi boo ci yëkkati rek la ñuy wax ci daayira bi wax ko ci man kenn xamul loolu lu mu doon ma ne ko nan la mën a nekkee nag ngeen jàpp ni ñun ay ami lañu ci yéen ba noppi ñu bind lii te ñi ko bind seen waa kër la mu triste ndeysaan ni ma xam nga ni lii di yëguma ko woon waaye kenn defu ko ku dul Collin Jean Collin moo ko def ma ne ko c'est Jean Collin qui est président ou bien c'est toi foofu nag bu jaaxle ma ne ko jëlal sa responsabilité parce que góor gi moo wax ni coup d'état militaire garaw na mais moo tane coup d'état administratif mu ni ndax coup d'état administratif mooy encercler chef ba li mu war a xam du ko xam te liñ koy indil n'a rien à voir ak réalité bi ma ni ko moo tax nag nga war a jël sa responsabilité ba luñ lay indil nga xam lan la kayit a ngi nii ci sama saak bu ngeen gisee ni ma waxee ci gàmmu gi Aly Ngouille Ndiaye bii taxul ma wax ko ndax moom bi mu jëleeg léegi yàggul mais ki mu wóotu dafay yónnee ay lettre ci commissariat yi ci Sénégal yépp ni defal leen ma investigation
ba xam mustarchidina yi yan xeetu arme la ñu yoro. aleykum soxna na ngeen def nekk waa kër gi bismillah bismillah xajal ko ok ni nañ ko defal investigation ba xam xeeti arme yi mustarchidin yor. looloo tax li ma ci gën reeloo mooy ci kayit bi ñu ni Khalifa Mbaye la ñu chargé pour mu dajale arme yi ma ne Khalifa Mbaye mi nga xam ne jàmm rek la bëgg ah ndeysaan waxe ca yenn façon waxin ba dafa rafetul naan Moustapha Sy dafa ruus rek waaw dafa ruus rek ndax li mu waxoon ni bu ñu tëjee Khalifa Sall mu dem nekk prisonnier te nekk ko nit ñi di ko dal bind ko ci seen biir yooyu ma ni ñoom di war nañoo ñaan yàlla bu ma dugg prison mukk waaw mu ni wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan bu tax na waxin yi dafa rafetul tuumaal ñu ci lu amul waaw te kayit yi dafa bari manqueeg yu bare ba tax na looluy tax nag la ma waxoon góor gi ni ko benn président di otage wala muy complice bu loolu leeree rek danañ xam ñun ban position la ñuy jël loolu it moo fi nekkaat Macky dafa war a jël responsabilité am bi ci des itam mooy gis nga man damay dem ba ci yàgg ma nit ñoom seen nit ñi est-ce que jàng nañu tubaab parce que ñun ñi dëkk ci daara ji sax wax dëgg yàlla am na lu ñuy comprendre ñu dem ni waaw Moustapha moo wax ni ministre bi c'est un ministre inférieur mais ki ma dajeel conseiller la ca primature bu Centrafrique moo doon wax ak man ni ma man servir naa ci banque centrale bu Dakar ni ma gisuma lu dul nga war a jël sa responsabilité jël ko ma ne ko lu tax mun ma tu sais nos pays là mun ma surtout les ministres de l'intérieur ma ne ko ministre de l'intérieur ma ne ko j'ai jamais entendu ça ministre de l'intérieur la ñuy wax mu ne ma je sais mais mu ne ma si baatu si boobu mooy conditionnalité bi si un ministre est capable de faire toutes les bassesses et toutes les petitesses à l'endroit des hommes honnêtes, alors là, il n'est plus un ministre de l'Intérieur, mais c'est un ministre de l'Intérieur. Donc conditionnalité bi mooy loolu kenn ku nekk jël ko ku ne wax ca lu ne beneen bi ci des man waxuma ko Serigne Cheikh Tijani bi ñuy tudd moo ko wax fekk boobu am mën naa tudd tur bi sax mais jaru ko am kuy neexal wax ni le gardien de la constitution boobu nag dafa fekk góor gi mer ne xawma gardien de la constitution wala gardien de la confusion Serigne Cheikh a ko wax man waxuma ko man la ma wax nag mooy réew bu ko ministre de l'intérieur ak gardien de la confusion naree seq bu ñu xam fu réew ma jëm est-ce que loolu dëgg la wala du dëgg voilà lii la passé wu ko bu ko defee kenn ku ne tel ku ne jël fii ba ñu wax ma ni ma xaw ma lan ku ñu wax xaw ma Gaston xaw ma non tontuwuma ko dama bëgg ngeen déglu rek man turam ci gémmiñu Serigne Cheikh laa ko déggee moom Gaston dama am rendez-vous ak góor gi ma ñëw di ko seet si fekk ko kanam gi xaw a triste ma ne ko góor gi lan la woon dama gis da nga mel ni da nga triste mu ne ma xanaa Pape Malick
bu ma sañoon mu xam boppam. ma ne ko ci len ba lu xew ba jàmm mu ne ma dama gis benn photo bu mu ànd ak tëggukatu làmb ñu jël photo bi def ko ci journal te bu ma sañoon moo xam boppam ba xam ñu mu war a àndal. ma ne ko tëggkatu làmb ban mu ne ma ku ñuy wax Gaston xaw ma billaahi wal kitaabi moom góor gi moo ma wax loolu ci laa dégg turu Gaston keroog it laa ko gëj a dégg ndax man moi je ne suis pas amateur de lutte waaw mbappat laa daan seetaan ba ma nekkee ca daara ja ñuy dem kër almata booba firdo yi ñoo daan def bu gerte ñoree ba ñu fay leen ba noppi ñu tëgg la mbappat maag ñoom Xalifa Mbay ñii ñuy dem di seetaani mbappat yi fa la yem waaw bi tax na kon nag dara boo koy interpréter da ngay am un peu de recul jàng baat yi mais doo tëb tëb rekk di wax noonu ci kese kese parce que qui se sent mauvais se mouche waaw waaw ba tax na kon nag man ku ma xam ni lu may dencal nit amul ndax maa toog ak Serigne Cheikh Ahmed Tijani ni ko bu yàlla tegoon wilaayaat yépp fii teg xol bu rafet fii ma bàyyi fa wilaaya ga dem jël xol bu rafet moo ma gënal waaw waaw nit nag mënuloo bëgg rafet xol ba noppi di amalati kenn lu ñaaw kooku c'est pas possible waaw dafa tolloon nag lu ne wax naa ko ci gàmmu gi ñaari baat yooyu c'est très important waaw li ñu dox li ñu war a dox ki ko war a dox fekk moo ko war a dox te mën na koo dox ndax bu ko mënee dox te waru koo dox du sotti bu ko waree dox it te mënu koo dox du sotti il faut mu boole ñaar yëpp war koo dox mën koo dox et puis c'est tout bu tax na kon nag di choisir nit ñi ngay yabal ak ñi ngay sant dafay nekk lu am solo waaw bu ko defee kon nag dañuy bég ci yu bare Sëriñ Bachir Abdul Xaadir keroog bi sunu wéy jur bi wéy jee boroomam sëñ Mouhamadul Maxtaar yal na yàlla yokk leeram yàlla sotti yërmandeem ci moom man ku ma admiré la ndax dafa modeste waaw dafa modeste moo tax bu ko nit ñi di tooñ sax naan ko tiijaan bi ma ni mais am na loo xam ni ñi baax ñépp a ko bokk murid ak tiijaan ak xaadir ak laayeen ak yépp ku ci baax rek am melokaan boobu waaw moo tax ci gannaaw dama am suma benn wëllëre mu ne ma yow yàgg sa pap Serigne Mbaye Sy Mansour dafa am lu ngeen nuróole ma ni ko lu mel nan mu ne ma sincérité ak franc parler ma ni ko ñaar yooyu ñi dëggu ñëpp a ko bokk ku dëggu rek di nga sincère ku dëggu rek di nga am franc parler li ngay wax di dëgg seulement li ñu tudde ci feebaru wax yi nitu yàlla yi di ko tudd nee nañ bi ca jiitu mooy wax dëgg moo jiitu ci feebaru wax yi walla loolu ñu ne loolu nu mu mën a nekk mooy ñu ni nga topp sa bopp nit ñu ne ay diw de moom faalewul kenn dëgg rek lay wax nee na nga topp loolu ci nit ñi te toute vérité n'est pas bonne à dire nga dem ba mu fab du jur bàkkaar moo tax booy wax dëgg da ngay wax dëgg pour défendre la vérité elle-même bu fekkee ni vérité bi ay junney bakkan dañ ca at seen bopp boo gisee ku bëgg a piétiner dëgg ba
te bu ko piétiner junney bakkan yooyu nga jël sa responsabilité wax pour protéger la vérité elle-même loolu rek moo war a tax nit ki waxe benn façon bi jeex na moom la Cheikh Ahmed Khalifa wax léegi waaw gis nga Maodo ci xilaasu dahab tudd na ko ci wàllu yonent bi alak nit ci kàddu min baadi sabbin wa tadlilin wa tasfihatin axfaw lahu kulla ma axfaw min idami waaw looluy tax mais du bëgg ñaw làmmiñ du yaree diku yéen seetlu ngeen ni man bu ma waxee farata ba noppi kenn dootuma gisaat ba farata jot bu dul woon kër jëmb gii mu ngeen watul peut-être Mauritanie wala Gambie déet xanaa ba Kaolack kay Seydi Ahmed nee na ma Kaolack kon nag le 9 mars buñ fa paree nag ñu jéem a jëm ci waawan waaw Cheikh ne dama waa Ndarang lay xaar waa Géréw ak waa jag saw de soxna ki ne ngay lim rek moom mooy dimbale ñëpp boo waxee mu ne ay ca leen nag dinaa leen jàppale ay ca leen boo defee yónni Cheikh ne ko boo demee ne ko waaye place sàngam na leen yërëm waay mooy sama jigéen bu ma ko ñaanee ma def ko incha allah wallaay ndeysaan lu tax na kon nag am na loo xam ni mënul nekk pour ñun ñu di ko denc ci suñu xol duñu bëggoon rek ñu ñaan réew mi parce que loolu dëggool waxoon Seyid Cheikh def di farata bu jara bàyyi xel waaw te li ma leen wax ma it dama ko xam bërki démb ci 18 heures dama jógee Dakar jëm kër ga bi ñuy ñëw bay jub université benn policier daal di génn ci benn mbedd bu sew daal di ñëw ni boye boo ngeen tourné ndax étudiants yi dañu génn te dañu baare yoon bi kon ngeen génn jéem seet feneen fu ngeen jaar nekk nañu di wëree ko wërewaat Dakar fees dell ak oto mbedd moo jaar mu fees ba noppi bloqué ba 20h30 laa soog a yegg sama kër donc 18h ba 20h30 ndax rek yëngu-yëngu ma xam ni kon kenn ku ne li nga ñaan mooy dal am yiw am jàmm am ba ku ne mën a doxi sa soxla te problème du am loolu ngay ñaan ni keroog borom oto yëpp da ngay yéeg ni mujj nañ kenn ku nekk énervé waaw te fekk li xew rek ko indi waaw mu mel ni kon nag ñaan yiw mooy farata bi ñaan jàmm mooy farata bi ñaan réew mi itam jóge fi mu nekk dem feneen dafa mel ni mooy farata bi li ci des nag sant yàlla la waaw sant yàlla la ndax dama toog ak benn responsable bu APR mu ñëw di waxtaan ak man di ma joytu situation bi ma ni ko waaw mu ni ma waa Sëriñ Moustapha mu ni ma billaay bu ma la ñeme woon ma ni ko mu ni ma kon damay fexe ba fëkk Issa Sall waaw nangu ko ci yéen waaw yóbbu ko APR ma ni ko waaw lu tax mu ni ma c'est des gens comme ça qu'il nous faut dans ce pays
waaw bu ma sañoon rek ñu mel noonu ñun ñëpp moom la ñuy am partout kon réew mi dana fi gën am solo waaw ma xam ni loolu nag jar na sant yàlla waaw ñim ko séqal itam ñoom Babacar ak ñoom Soxna Mboose wa tabarakallahu waaw ñoom xam nañ ni bu ma soxla woon député yu bare leneen xew mais dafa am leçon bu ma bëggoon joxe rek waaw ni xam nañu ma xam li xew yëpp élément ya ngeeg man waaye itam comme xëccoowuma woon ki nga bëgg mu xam li nga bëgg mu xam ko xam na ko et c'est l'essentiel waaw ba tax na kon nag ñu liggéey rek te bàyyante xel 2019 bi mu ngi ñëw waaye lu ne xaj na fi lu ne xaj na fi diggante bi fi Serigne Cheikh jógeeg léegi ñaata kilifa fi jóge te juróom benn weer rekk la Serigne Cheikh dem Serigne Abdou dem Soxna Faat Si dem sunu way jur ba El Hadji Ibrahim dem Sidi Muxtaar bërki dem bu dem te ñii waaw ñooñu ñëpp a ngi ci biir kilifa yi donc dignitaires yi yëpp réew mu ñu dem ña fa nekk war nañu am lu ñu bàyyi xel dafa toll nag lu ma wax ñu ne ay dof bi ida qaalat xazaami fa saddiquha fa inna al qawla ma qaalat xazaami fii ci kër jëmb la ko Serigne Cheikh waxee woon te booba ma taxoon mu di wax waaw bu ko defee kon nag dañ fi am sunu jigéenu bopp waaw soxna am sëtu saw Sidibé ndeysaan boo yegg si léegi tabaarakallahu ñu di ko nuyu di ko sargal comme ni ñu ko waxee ci kilifa yu baax yi fi ñëw rek la góor gi waxoon nag moo jar a tenir compte mu ni Sénégal y a que des religieux waaw ay religieux ñoo fi nekk waaw ak ay politique waaw waaw mu ni waaye kenn ku ci nekk nañ ñu jàpp ni war nga mën a nekk ci sa place su morom waaw bu ko defee bu fekkee ni gëm nañu loolu nag kon fexe mu rafet dafay am solo waaw bu ko defee itam ñuy seet wax yu rafet yi rek naka la ñuy fexe ba muy génne nit ñi di ko awante li may wax nag waxuma ko pour Macky Sall nekkaat lii walla mu nekkaat laa wax naa leen fii nii fii ak 2019 lu na xaj na fi moo tax kenn ku naan na fi diwa fii nekk ak diw du fi ne kenn xamul ci sa bopp dara waaw waaw nañ ñaan jàmm rek te ñaan sutura te ñaan tawfiq loolu rek moo am solo ñu ngi sant ñëpp dama amul chance ndax thème bi dama ko commencé ci waawoon ca bëccëgu gàmmu ga wax ñaari baat Serigne Habib yegsi ak Cheikh Omar ci ormal leen tax bëgguma woon yeggale waxtaan bi ma dagg ko amoon yéene ñëw mottali ko fii ci kër jëmb li fi daje mënul ànd ak waxtaan waaw soulager nit ñi rek ak encourager nit ñi moo fi xaj loolu moo tax ñu waxee ni ñu waxee ku ma xam xam ni kenn safuma ku ma xam xam ni ku ma ragal ci àdduna bi amul ku ma xam ni lu ma nit di chantage amul sama kilifa defal na ma lu ne te defal gi paasewul ñaanam ca Ndar mu ni ma Moustapha ma ni ko labbayka mu ni ma teral nga ma yal na la yàlla teral sagal nga ma yal na la yàlla sagal moo tax lu ngeen gisagul rek dafa yegg seegul
waaye mu ngi ci yoon wi insha allah aminin wa muhalliqina ruusakum wa muqassirin la taxaafuun waaw bu ko defee kon nag Alaaji Njaase musuma gis mukk nit ku mel noonu xam nga man ci Serigne Cheikh ci lay natt nit ñi njaboot ci boppam yi dëgg ku ci daan masa dem rek ni ma koy xamee mooy day yónni Omar Samb ni ko demal ni mu saf na dem seeti diw dafa feebar bu ma ko waxee rek ma xam ni day dem te ñi mu ko def barewul wax demal seeti diw ñii ci seen kër ñii ca hôpital ku ci ne mu ni Omar demal ni ko mu seeti ko bu ma koy seeti 48 heures mu wuy ci boroomam ma xam ni loolu la ca bëggoon waaw ku ne mais gis nga El Hadji Ndiasse waxuma la demam sax waaye moom rekk ci mag ñi laa gisoon Serigne Cheikh nangu ma toog kooku di ñu ñetteel ci El Hadji Ndiasse rek la ko mayoon Serigne Cheikh toog ma toog El Hadji Ndiasse toog mu ne El Hadji Ndiasse seen doom bii kat la bëggoon ñu waxtaan ci mbiram ci seen présence waaw wax la mu bëgg wax yépp El Hadji Ndiasse wax ca la mu ca bëgg la mu ca xam yépp mu jox ma recommandation yam may jox waaw wa tabaarakallahu moo tax bi mu demee ba yëg ni mu ngi ci waajtaay pour dem fekk boobu góor gi ci boppam ni ma kaay ma yónni la Madina mu ne ma dama gëj a ziyaare ji yonent bi ndax guerre du Golfe dafa jaxase yépp te kilifa du jóg te xamul ci lu muy jóg lan la mu ne ma kon nag kaay nga demal ma ca Madina bu demee nga nuyul ma yonent bi te nga ziyaaral ma ko wax ko ni ko bu jamono yaatu rek ma ñëw billahi wal kitaab ma jël vol Saoudia dem Jadda bi ma demee Jadda Mansour bu Serigne Moustapha ñëw jël si ma ni ma nag doo dal hôtel sama kër du fi nekk ngay dal hôtel ma dal ak moom fa tabarakallahu mu daj lu ne waaw ba ma waree dem Madina mu ne ma ñun nag tey ci niveau banque bi dañoo am assemblée générale du ma mën a ànd ak yow waaye dinaa la booleeg Lamine Niang mu accompagner la ma ni ko incha allah naka la ñu jël vol fekk bisu àjjuma la ñu dem Madina bi ñuy yegg si presque di jël sunu hôtel bi mu ngi nekk en face jàkka yonent bi mais mbedd mi sax fees na mbedd mi laa wax waxuma la ak ëttu jàkk ji waxuma la ak jàkka ji fépp fees ñu dugg ci biir hôtel bi ma yeesal njàpp ma ànd ak Lamine Niang ñuy dox Lamine ni ma sëriñ fii fees na te ñu toog fii ma ni ko lan góor gi ma yónni ci yonent bi foog ma dem ba ci moom Lamine Niang ni ba sëriñ bi gisoo fii ni mu mel ma ni ko nañ dem rek mu mel ni dañuy xàllal mel ni dañuy xàll yoon bi rek di xàll ba ma yegsi ci mimbaru yonent bi ma baynu mimbari wa rawdati rawdatu min riyaadil janna foofa fa laa toog bay li man xutba ba noppi ba julli ba noppi nag ma soog a yegg ci bàmmeel bi ñëw nag ni ko sa góor ga ca réew ma kat moo ma yónni nee na ma wax la ni la mu ngi lay nuyu mu ngi lay ziyaara namm na la waaw nee na bu yaatoo dina ñëw wax ko jeex na daal di génnaat àndaat ak Lamine Niang ñu jël sunu vol del si Jadda mu taw ba ñun dañ doon xuus ñu ne ñu fukki at ak nii yoo xam ne ndox laalul suuf lu dul tey
ma xam ni yónnee ga mu yónnee moo def loolu waaw wa tabarakallahu waaw nga tax na kon nag bu ma jógee ca voyage ba mu yónnee Omar Samb ni ko boo demee ni mu saf ni ko Alaaji Njaase dafa feebar na dem seeti ko nekkul hôpital nag mu nga kër Pape Mbaye menuisier na dem seeti ko waaw ma jël yóbbante wax ni nañ ko wax ni ko maa ngi koy seeti isaan bi ma ñëwee dafa daanu ci sama kaw te ñaari loxoom yaa amatul sax doole waaw te ma di ma bës ci kawam di ma bës ci kawam booleeg di yëkkat ndeysaan ma di ko dalal ndeysaan di ko dalal ni ko góor gi de moo yóbbante wax ni naa ñëw seet si la mu commencé waat di yëkkat mu ni ma yow ma fayam waaw ndax góor gi yëkkati la yow ni nga ñëw seet si ma loolu aw ma fayam waaw ndeysaan ñu waxtaane yëpp ba mu paree mu ni waxuma la njaboot yi nekk ba noppi waaye sët yëg sëtaat yi ñëwagul sax maa ngi la lay indi dénk waaw moom Alaaji Njaase mu wax ma loolu maa ngi lay dénk ñëpp sët yi ak sëtaat yi sax nanga ma leen téyel waaw ma defee ni loolu moo indi wat jataay bi ñu ñëw rek di ko feddali benn côté bi góor gu mag gekk moom beneen côté bi yéena ko moom ndax Alaaji Njaase mu mel ni kon nag sunu wayjuru bopp bi ñëw fekke si ko ndax seede yi mu bëggoon def moom Ahmed Khalifa Niass ndax góor gi man nit ku may fonk rek duma la fonke à travers toi-même ci góor gi laa lay natte benn bis damay ñëw mu ni ma Moustapha ma ni ko la bëgg mu ni ma xam la nga am baax na ma ni ko waaw mun ma gis nga Ahmed Khalifa Niass ma ni ko waaw munu ma def ma fi yónnee suuf ni ma naa ko ci ñaanal mu ni ba ma ko ñaanalee te suuf sa ba ñu yóbbul ko dafa jël suuf sa di ko sotti ko comme kuy sotti ko ndox waaw sotti ko ca bopp baag kaw yaram baag yëpp te suuf la mu ni ma ndax xam li mu am lan la waaw keroog moom mii góor gi moo ma wax lii waaw ma tax na kon nag loolu tuutiwul seedeem boobu mu seedeel la ko tuutiwul waaw Seydi Ahmed tabarkalla jag saabu googa waaw la fa xew yëpp bari na ci sax lu ngeen xam ndax ci archive góor gi yim ma yónnee daf ci am archive bu nga xam ni maam Abdou ngi toog foofa ca jag saaw solul mbaxane moom maam Abdou solul mbaxane Serigne Cheikh a ngi toog ci wetam solul mbaxane Serigne Abdou Al Amin mu ngi toog ci wetam solul mbaxane ñu fekk leen fa ñoom ñetti nag immortalisé loolu mais fa ko Serigne Cheikh denc da ngay waaru ci àdduna gis nga photo boobu mook document bi ñu bind ci Serigne Touba nga xam ni mooy document bu original ci dundu Serigne Touba lu wér ñoom ñaar la boole fa mu leen denc kenn am fa accès waaw ndax rek fonk ñi mu am ma defe ni kon nag loolu ñun mooy sunu ndono ñu war ci taxaw war ko dundal jàppandoo ci rek ñun ñëpp soxna ki ne si bii bis bu nekk ak la muy wax ndax daf may wax ni ma bu jëkkoon càmmiñ la amoon ak Cheikh waaye tey nag amatuma càmmiñ ak Cheikh kese dama ci boole am kilifa waaw tey ay sama kilifa waaw lu ma joxoon góor gi rek jox naa la ko waaw du ma defati nag lu la ump wala joxe woo ci ndigal soxna Sophie bii fa tabaarakallahu lépp luy cër boo xam ne Serigne Moustapha daf ma ko séddoon cër boobu dafa jël jox ma ko ci kawaat ci suuf ma defa ni kon nag
ñi fi daje ñëpp loolu moo leen yóbbaale ñuy sant ñëpp nag mu mel ni yéen ñi fi ma ki wax ngeen ñëw ci turam bu ngeen demee wax ko njaboot gi joxe nañu seen cant ndax nit ñi leen boole loon la ñu waroon def ci taxawaay def nañ ko waaye loola itam mu xam ni ci liy woyofal yëf yi ci la bokk waaw te mooy taxawaay di am waaw mu bañ topp nit ñi rek ndax nit ñi ku leen topp doo dem waaw lu ko war rek bu jotee mu def ko waaw noonu rek la demee waaw bu ngeen gisee ma mere leen ci gàmmu gi daaw da ngeen yebal délégation te leen yebalu leen kenn waaw waaw ma ne comme noonu la ay ce waaw waaw xëy na daaw li élection yi doon ñëw a taxoon ngeen yeble te comme dama leen opposé ci élection yi xëy na looloo tax ngeen mer waaw mais c'est normal c'est la bonne guerre waaw waaye nag bonne guerre la ñu wax waxuñu mauvaise guerre waaw tax na dara xewu fi dara amu fi ñu ngi sant kilifa yi niñ ko waxe kilifa diine yi kilifa tariqa yi kilifa famille yu baax yi kilifa politique yi ñi ci nekk ci pouvoir bi ak ñi nekk ci yeneen parti yi yëpp di gërëm itam presse bi média yi yëpp fa tabarakallahu seen taxawaay wax dëgg yàlla mësuñu tan xam lu bokk ci daayira bi waaw di ci taxaw di leen accompagner booba dara xewagul ba bi yàlla defee bu ñu amee sunu télévision it du tere ñoom it ñu def seen taxawaay waaw bu ko defee kon nag ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax journaliste yi ca am honnêteté itam di interpréter na mu rafete njaboot yaa ngi leen di suivre waaw man du ma déglu rajo du ma seetaan télévision ndax bëgguma ku ma influencer waaw dama bëgg lu may wax rek muy dëgg gu yàlla rek mooy tax waaye njaboot bu ci dégg lu baax ñëw ni laa journaliste sàngam kat ci rajo sàngam wala télévision sàngam wax na lii ak lii ci yow ak ci daayira bi ma ne loolu rafet na fa tabaarakallah loolu rek nag moo fi am solo dëgg moom dëgg rek la tudd te lu am di rafet lu amul dafay ñaaw bu ko defee ñu sant ñu sonn ci bëccëg bi gannaaw famille bi ñoom ak seen jàppalante ci seen biir ñu dëkk ci région de Thiès yëpp di ay homme d'affaires ñoom ñëpp ak ay aïma ay asatid ay muallimin kenn ku nekk ñu ngi lay sant bu baax a baax te di la jaajëfal ci démarche yi mu mel ni itam sunu góor gile moom xër gi rek nee nañ ma moom daal xanaa kër ga bàyyiwu fa kenn waaw indi na doom yëpp doom yu góor yi yu jigéen ñi indi na njaboot gi yëpp ma ne parce que daje bi moo ko moom waaw mbir nag boo ko moomee kenn du la wutal foo ca yem waaw wa tabarakallahu moo mel ni nag xam naa ci wàllu famille Seydi Ahmed Sy bu maam Abdou fa tabarakallahu soxna Kiné Sy sama léppi bopp ak soxna Sofiyatu Sy sama jigéenu bopp waaw maam Cheikh Ahmed Tijani maam Babacar soxna Umu ak soxna Fatima waaw di ay talibe rek waaw seen bàyyi bopp yi Sëriñ Asan Sy wa tabarakallahu maam Maodo Sy wa tabarakallahu délégation soxna Kiné Doudou Sy sama jarbaatu bopp Sëriñ Gueye ak yaa nabu ñoo ko dirigé Sëriñ Moustapha Dem di sunu nijaay
Serigne Saliou Dem bu Sokone monsieur Isaaxa di sama collaborateur u bopp parce que il est conseiller à l'ambassade de la Mauritanie waaw fu ma dem mu dem fa waaw mu ne bu jëkkoon dañ ma boole woon ak yow pour ma taxawu leen ca conférence u Mauritanie waaye léegi nag may ñëwal sama bopp waaw wallaay ndeysaan lu ma am rek mu jóg taxaw ndeysaan ñu ngi koy nuyu te di ko sant ci teewaay bi waaw Baykatim Touré ak Hadji Habib Gueye bu Dakar ak Hadji Habib Gueye bu Gambie Cheikh Tidiane Mbeng Iliman ñaari yoon xam naa nag xaayaan ku dégg séeréer waaw kon daal mu ngoogu rek waaw imam Moussa Gueye xam naa moo cay toppi ji waaw ndax dama ko bëgg a wutal beneen soxna fan yii waaw wallaay ndeysaan billaay sëriñ Babacar si wallaay turandoo sëriñ Babacar di doomu Seyd Ahmed Khalifa mu ngi toog wa tabarakallahu ànd ak jigéenam ak ñëppam amina wallaay ndeysaan ñu di leen nuyu bu baax a baax a baax te di leen bàyyi xel fa tabarakallahu arabi ak Cheikh Omar wallaay arabi Seydil Arabi Niass ak Cheikh Omar al Fouti ñoom ñëpp ñu ngi fi toog fa tabarakallahu ñu di leen nuyu bay aada topp ak Cheikh Tidiane Niass fa tabarakallahu ñu baax ñëpp ñëw nañu lay ndeysaan mu mel ni itam waa famille feu Tafsir Alassane Mbaye te mooy El Hadji Mansour Mbaye nga xam ni moo fi toog ci seen kanam tey ak famille feu El Hadji Malick Mbaye bi ñu tuddee Malick Mbaye bi le ak famille El Hadji Ndiassé ak famille El Hadji Mbaye Dondo Khalifa Mbaye teewal leen fi waaw Mor Sarr Mbaye bu Jaxaaw soxna Caama Mbaye ak famille feu El Hadji Assane Mbaye bu Tiwaawoon ak El Hadji Moustapha Mbaye di fils cadet bu góor gi Tafsir Alassane Mbaye ak waaw Kébé FM ak Jobaas FM ak Mbour FM Alburaax FM bu dee ci télévision yi TFM ak Mourchid TV ñoom ñëpp tabarakallahu bu dee presse en ligne ak écrite Jëfala FM Jëfala FM boobu Jëfala FM bu Cheikh Ibrahim Cheikh Ahmed Khalifa incha allah ñu ngi koy def direct fa tabarakallahu waaw kon nag wax na dëgg de waaw ndeysaan Asfiya yi ORG tabarakallahu sunuy mag .com Thiès 24 Thiès Info Prestige Thiès Dakar Banlieue Dakar Actu Sen Presse APS Le Quotidien Direct Info Taysir ORG donc ñooñu ñëpp ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay ak ci seen yitte ci couvrir événement bi te di ñaan yàlla di yokk seen mën-mën ak seen taxawaay te di leen jox tous les moyens nécessaires pour ñuy servir li ñu war a servir ci réew mi dañu wax ni nag la délégation gouvernementale dañu bëgg a jox jël kàddu moo xam ni dañ leen ko yónni pour ñu war ko jotal kon ñu jox kàddu gi monsieur le ministre Alioune Sarr bi nga xam ni moo fi ñëw ànd ak Augustin Tine. bismillahi rahmaani rahim mbokk julli ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serigne Moustapha Sy responsable moralu Dairatul Moustarchidine
président de la République Macky Sall moo ñu yebal fii ci Kër Jëmb yebal ñu ne ñu bu ngeen eggee fii Kër Jëmb ñu yëkkati nuyoom ziyaaram ak ndokkeelam teg ko ci sa loxo yu tedd yi. président de la République tànn délégation bu yaatu te ñu lim ko sànq te ñu mën ci ràññee le ministre Augustin Tine ministre des forces armées Maodo Malick Mbaye ak kilifa yu bëree bëri tabaarkalla la ci région de Thiès. sëriñ bi président de la République mu ngi lay nuyu di la feddali kóllëreem ak yow di la ziar di la ndokkeel ci bés bi. président it mu ngi lay yebal mu ngi lay sant nga eggali nuyoom ci xalif général de Tijane sëñ Ababacar Sy Mansour ak mbokku Seydi El Hadj Malick yëpp ñu nuyu kilifa diine yi ci fekk nuyu taalibe yi nuyu mbokk yëpp. sëriñ bi président de la République nee na mu ngi lay sant di sant njabootu Seydi Alassane Mbaye njabootu Ndiasse Mbaye ak Mbaye Donde mu ngi leen nuyu ñoom ñëpp ne mu ngi leen di sant ndax bés bii tey di bésu ñaan ñu ñaanal réew mi ngir jàmm ak dal ak nit ñi delloo seen borom nee na mu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax a baax. président de la République nee na it bés bii nga xam ne bésu ñaan la moment la mu fàttali kóllëre bu mu seq ak région de Thiès. région de Thiès di dëkku diine région de Thiès di dëkku koom-koom looloo waral président de la République sëriñ bi mu fàttale programme yu yaatoo yaatu yu mu indi fii ci région de Thiès yu mel ni Ila Touba te mu jaar fii ci Kër Jëmb yu mel ni aéroport Blaise Diagne yu mel ni chemin de fer ak yu mel ni gaz ak pétrole bi ñu trouvé fii ci Kayar ci région de Thiès loolu waral président de la République Macky Sall mu ngi lay ñaan yenn kilifa diine yi ngeen ñaanal réew mi ngir li nga xam ne mooy gaz ak pétrole te ñu gis ko suñu réew mu nekk jàmm ak salaam pour askanu Sénégal ndax kat am na réew yoo xam ne am nañu pétrole ak gaz waaye ñàkk booloo nekk benn ci réew ma ñàkk a bokk gis-gis réew yi finalement ci fitna la ñu dëkk te am nañu gaz am nañu pétrole. président de la République mu ngi leen di ñaan yenn kilifa diine yi ngeen ñaanal réew mi ndax jàmm ak dal am fi. président de la République nee na yenn kilifa diine yi mu ngi leen di sant ndax yéenay wéeruwaayu réew mi ndaje bu mel nii nga xam ne doomu Sénégal ñoo fiy daje ngeen leen di fàttali jikko yu ñu war a gànnaayoo pour yor réew lii tubaab naan capital humain ngeen di jubal nit ñi ànd leen ak discipline ndax ku gis ndaje bi xam ne taalibe Dahiratoul Moustarchidine ànd nañu ak discipline ak organisation te réew li koy tabax donte ka am na alal mooy discipline ak organisation loolu waral président de la République Macky Sall ànd yónnee délégation bi leen sant leen wax yéen kilifa diine ak këru diine yi am na ci yéen bu yaatoo yaatu loolu waral mu samp programme de modernisation des cités religieuses bëgg ci ànd ak yéen pour lépp loo xam ne soxla askan wi la gouvernement bi ànd ak yéen taxaw ci pour que lépp lu ñu ci war a def ñu def ko ak jàmm. sëriñ bi ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal réew mi ñaanal njiitu réew mi pour que mission bi nga xam ne waa Sénégal ñoo ko dénk mu eggale ko ak jàmm mu nekk jàmmu Sénégal nekk jàmmu Afrique ndax kat bu ñu xoolee réew yu wër Sénégal fitnaa nga fa bu ñu xoolee ci àddina bi lu mel ni terrorisme am na fa te am na ay noonu islam yi gànnaayu islam pour indi fitna ci àddina bi yéen kilifa diine yi président de la République na ngi leen di ñaan ngeen ñaanal suñu réew pour que Sénégal mucc ci loolu
ñu ngi jéggalu ci kàddu gi di ziar ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Serigne Moustapha ñu ngi lay nuyu di nuyu sa gan gu tedd gi di Serigne Sidi Lamine Niass Ahmad Khalifa Niass ak dikkiinam ak li mu làmb yépp mu jóge fa sori di nuyu itam mboolem ñi fi teew ñëpp góor a jigéen mag ak ndaw di am mbégte nag mu rëy ni ñu ko amee woon Tiwaawoon ci gàmmu gi ci teewaay yi daan teew démb te teewaay bu njëkk bii ci Tiwaawoon kenn mënu ko wóotale ak teewaayu démb yi ñu ngi sant yàlla bu baax di ci am yaakaar bu baax ak sa teewaayu tey bii itam ci dëkk bi nga xam ne ku ko xam yàgg nga fay dégg Serigne Cheikh Ahmed Tidiane mu fi daan ñëw te nam fa daan ñëwee yow it nga ñëwaat yeesal tànk yooyu waaye ni ñu koy waxoon rek ca Tiwaawoon ci xaddis boobu wuddu ab yi te yaa ngi ci ñuy sant yàlla bu baax di la nuyu ci tëru Serigne Cheikh Bassirou Mbacké mu Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy porte-parole xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké keroog bi fi xewee fa saasa la wax ne nañ la ko wax moo As Malick Mbaye wax ko mu jottali la ko nga def ci yitte jang ca def yebal ko moom mu ñëw ak délégation bi mu àndal bu yaatu la lool sa mbokk Khalifa Sarr jiite woon ko ñoom ñëpp ñu ñëw keroog bi ñu ñëwee dem nañ ba kër Sëñ Sidi Mokhtar ci boppam fekk fa taawam Serigne Moustapha jox ko sa njaal wax ak moom ca kàddu yu rafet ya ca war a ànd yëpp ànd ci bañ fa jógee dem nañ ci Serigne Bass Monsieur Abdoul Khadir sa xarit ni nga ko waxee sànq di sa soppe ni ma ko waxoon ca gàmmo ga jëm yi jotaayaguñ waaye xol yi ñi ngi jotaayoo te tey sa kàddu gii ngi wax ne da nga ko admiré leeral na loolu dëgëre na loolu li nga waxoon tam ci Tiwaawan ne wal ishaaratu takfi ñu ngi ciy sant bu baax noonu it lañu ànd ci xalif général des Mourides di sa waajur muy Serigne Mountakha Mbacké Imam Malick wax ko fa kàddu yam koy wax moom it mu tontu ko wax ne mi ngi yeesal lu màggatut te fas na yéen topp ko incha allah loolu moo tax bi As Malick ñëwee doon yëgle si jotaay bii tem jët ci Serigne Bassirou Abdoul Khadir Serigne Mountakha boobu fekkgul Serigne bi bàyyi ko fi ñoo ànd keroog ba ci Serigne Sidi Mokhtar waaye ginnaaw bi yàlla dogal li mu dogal bi ñuy ñëw fekk na mu xat ndax semaine bi yëpp wax dëgg yàlla boobu ba léegi amuñu benn jot waaye lii moom suñu yëfi bopp la moo tax ñu ñëw biig ma ñëw ànd ak sama mbokk di sa xarit mu Serigne Sidi Mokhtar Kunti ñu ñëw fekk la fii bokk ak yooyu jotaay bi di ñaan yàlla mu sax mu yàgg lool te jotaay bu ne la cay zahir nit di ko gis yàlla na ko baatin ba ëpp ñu ngi jokkaat ko lëri gi bu baax di ko feddliwaat bu baax di feddliwaat tam diggante kóllëre li nuru ñaari kër tey genn ndax ñoo bokk mel na maam muy maam Maram muy Tiwaawoon ak Touba ak këri diine yépp ni nga waxee sànq ci këri diine yi wax na ñëpp ngi fi am na sax benn tënk bu ci am ñaare bu ma toogee man jóge Touba sëñ Sidi Mokhtar Kunta toog jóge Njaasaan am na suñu beneen xarit sëñ Souleymane Seck bokk ci wàllu tijaan am na ñu ñu tooñal ni yéen seen jotaay bii mooy bennoo siggil lislaam ñett ñi fu ñu teew Sénégal gépp gi fi murit baa ngi nii xaadir baa ngi nii tijaan baa ngi nii kon ak Sénégal gépp tas nañ fii ñu ngi sant bu baax di gërëm di ñaan yàlla ñi nga teg sa tànk boo teg tey bu ëllëgee yàlla na ko teg ci kanam te yàlla na gën a rafet ba abadan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngeen
taaxar lu tuuti rek ndaje bi moo ni toll waaw li ci aju dafa bare waaw lu ko defee rek ñu kenn ku nekk bu waree jël kàddu rek ñu may ko mu jël kàddu ndax lu rafet rek la tudd te dafa mel ni lii décroché loo Sénégal nag ci daje bi la war a jóge waaw bu ñu fi jógee ak xol yu set rek te bàyyente xel rek yàlla mën na def sutura lii déclenché waat Sénégal jóge fii incha allah yal na ko yàlla mottali bu ko defee kon nag ni ko Malick waxe woon ci gàmmu gi sax doon na ma dabaatal ni ma am na ñu bëgg a jël werd te it am na ñu bëgg a tuub waaye mujjuma ko def ndax dafa am lu ma doon sédd la ma doon sédd moo tax ma jékki-jékki rek dem bàyyi noonu waaw waaye fa tabaarakallahu xam nga boo amee habitude bu ñu waree tuub wala yu mel noonu nga séddi ko kilifa yi toog te ñi ñëw bëgg a tuub ni ñoom bëgguñu keneen tuubal leen lu dul yow dafay xaw diis waaw loolu moo tax rek may itam ma bàyyi noonu ni waaw ba yàlla dogalati rek jataayam waaw nga tax na kon nag ñu tàllal ñu joxe werd bi mu mel ni sëriñ Mouhamad Mbacke Abdoul Wadoud li mu wax xam nga nit dafay am luy nekk responsabilité am buñ ko ko waxee xam na ko buñ ko ko waxul it xam na ko te am na benn stabilité boo xam ni ci digganteeg murit ak tijaan li ci Serigne Cheikh dox kenn xamul nu mu toll waaw te ma nga ko commencé ca mag ña waaw Serigne Falilou mu di wëllëreem séq ak Serigne Babacar it la mu séq ak moom ba Serigne Falilou jóge fi fa tabaarakallahu Serigne Bachir mii di wéy juru ñoom Bachir Abdoul Khadr amaana ñu tudde ko Bachir Abdoul Khadr keroog ba muy ñëw di seet si Serigne Babacar ci feebar bi moom mook Serigne Jaamal ak Alaaji Amadou Dem bu Sokone ñoo fa daje waaw Serigne Cheikh dalal leen ci néegam nee na keroog la ñu nekk di waxtaane ci aflaak yi les astres waxtaan wu sore wu nga xam ni sax yéeme na waaw wa tabaarakallahu nee na ba nga xam ni kenn ku ne am nga cofeel ci sa morom bu nga xam ni kenn xamul lan la ndax waxtaan bu sore waaw mu mel ni yu mel noonu daf ñu koy nettali pour wan ñu ni loolu mooy seen ndono waaw mu mel ni tabaarakallahu kon stabilité boobu diggante murit ak tijaan daf di sama mission waaw ma war ko ànd ak yéen ànd kook ñu baax ñi rawatina ñoom Bachir Abdoul Khadr ñoom tabaarakallahu Moustapha Saliou ñoom ñëpp di ay wëllëre ñoom Mamour Mbacké ñoom ñëpp seen njabooti bopp yi yebal nañ leen ci gàmmu gi taxawaay bu rafet fa tabaarakallah mu mel ni kon nag yal na yàlla sàmmal ñu ko te yàlla barkeelal ñu ko ak ñiñ ko bokkal ñëpp fa tabaarakallahu li nga wax rek la lu rafet rek la xalifa bu bees bi di Serigne Mountakha fa tabaarakallah ñu ngi koy ñaanal wér te di ko ñaanal tawfiq moom it liñ ko yéen yàlla mooy ko mu mottali ko comme niñ koy ñaanale ñu nit ñi ñu am ci Tiwaawan fa tabaarakallahu bu ko defee ne ñu bëgg a jël wér di الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالعظيم والهادي
إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب أختم في الأمور ختامنا يا من تقدس مجده وتعالى. يا سيدي دم راضيا متنعما في مقادير صدق الرضا حلالا. سحب الصلاة كذا السلام لأحمد والآل والأصحاب مع من والى. يا رب أحسن في الأمور ختامنا يا من تقدس مجده وتعالى. نفحاته عن والد عن جده عن شيخه تكفي العبادة زلالا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.